ci yow bàyyi sa supporter yi ngay nax bàyyi naxaate bi combat bi di nga daj loo xam ne mburu sax daju ko ci daal bàyyi naxaate bi. Asalaamaaleykum chers amis téléspectateurs daleen ak jàmm ci seen émission le déchiffrage nag dafa nekk émission buy waxtaane lépp lu jëm ci tendance biir réew ak bitim réew. Le 7 août marque un événement de très grande envergure, de choc mais aussi de revanche. Xam ngeen ko muy combat de lutte Balla Gaye ak Gris Bordeaux ñu nekk ay mbër yi nga xamante ne kenn dootu leen présenté ci biir réew mi. Pour déchiffrer ce duel dalal nañ ci suñu plateau bu yanj bi Abdoulaye Faye mu nekk journaliste ci rajo bi waaye tamit suñu benn chroniqueur di Alassane Ndiaye ñu bàyyi leen ñu nuyu ak téléspectateurs yi. Abdoulaye Faye nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Aïcha di la nuyu di la ziar di am mbégte contentement partage ak yow ce premier numéro de déchiffrage. salaamaaleykum nuyu naa la soxna Aïcha. Fay nuyu naa la aussi bu baax a baax sëñ Abdoulaye nga xam ne moom laa bokkal jotaay bi. merci Alassane Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal donc sans plus tarder dañuy jàll ci suñu première rubrique tëkkonte donc vidéo bi bu fekkee yemb na rek ñu seetaan ko daal di ñëwaat ci plateau bi. bàyyi naxaate bi combat bi di nga daj loo xam ne mburu sax daju ko ci daal bàyyi naxaate bi. coono gi mu daj foofu mosu koo daj ci làmb te il a fait combien de combats kon bu ne daf maa duma nga jël lépp ma may. xam nga loolu yëpp bu fekkoon dafa neex loolu nag nga wax ko daal koy jëfe dafa am solo man lépp lu ma la wax ne dama koy def ndëgëm neex na suñu borom dama koy def parce que tey man ni ma ko gisee li muy physique yëpp wala lu muy def ay mouvement de corps yooyu yëpp pour daw la rek. li ma daj ci ay combat man les meilleurs les champions d'Afrique li ma daj ci ay ring ci ay boxe avec les meilleurs ay Mohamed Ndiaye ay Djibril Kandji ay Khadim ñu may dégg les meilleurs du Sénégal laa doon def ak ring bala tey buñ doon sélectionné mbër yi dem MMA ci làmb ji moom du ci bokk. en tout cas moom waxam dégg naa ko Balla Gaye pare yàgg na ko wax nag mais man daal pour man bu bés baabam dina xam ba xam pare naa wala pare wu. confirmation dina am. man je me suis resté pendant 3 ans sans avoir un combat Balla teg leen na ñaari combat. waaw Bombardier Modou Lo te barke Khalifa Malick maa ko gën a pare. moom du dëggal giri ñëwee moo sax bay dëggal boobu. waaw baax Balla man bu may ragal ci yow yan bagage nga am yan bagage. ngir du xeex ak man. Balla nee naa la combat ba la passé amaana li ma ko mayoon ci làmb ji moo bari rek ay korateeg ay yooyu mais làmb Balla loolu du ko am. merci kon élément bi mi ngi noonu ñoo ko gisandoo yaakaar naa ñaari mbër yi ku ci nekk comme niñ ko waxee léegi rek ku ci nekk yaa ngi jéem a tëkk sa morom donc ñu bëggoon a xam rek ngeen ñu bàyyi leen rek ngeen def ci seen analyse ak commentaire Abdoulaye Faye. waaw soxna Aïcha ñoo gisandoo vidéo bi noonu ensemble mais boo ko gisee rek li ci gën a marqué mooy déjà dañuy annoncer d'abord le duel maanaam annoncer est-ce que confirmation lay doon est-ce que li nga xam ne mooy revanche lay doon ndax bu ñu fàttali ko ñoom ñaari mbër yi daje woon nañ ci li nga xam ne moom mooy bu yàggul rek ay attaques ci ginnaaw mu am nu mu fa demee woon Balla Gaye 2 daan ko par avertissement la ko daanee. gis nañu tamit combat bi ni mu fa demee woon mais boo seetaanee ñoom ñaar ci seeni biir wax ñi ngi doon tëkkoonte ci kaw ne maa la mën maa la ëpp doole ainsi de suite ba ci ki nga xam ne mooy Balla Gaye di ko wax ne ko maa la gën a féeti ndaw sama yaram mu nangu sa yaram nangu kooku yooyu noonu ba pare yaa ngi gis Gris Bordeaux ci biir wax yi mu naan ko boo gisee suñu combat nombre minutes yi muy joué yu ñu bëri ñoom ñaar boo xoolee nga calculer yeneen combat yi Balla Gaye bëre yëpp maanaam ça ne fait pas le même nombre de minutes. naka nga gisee ban jàngat nga def ci Gris Bordeaux ndax est-ce que pare na physiquement ak mentalement ci combat bi ñu jëm. waaw Gris Bordeaux si on le voit dañu naan dafa mës di pare physiquement dafa mës di pare ay combat mais mën naa ne dafa am loo xam ne dafa jot a manqué ci li nga xam ne moom ndax boo fàttalikoo ginnaaw bañ ko joxee Tigre de Fass mu nekk troisième remplacé ki nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye il peine même à remporter ces duels loolu moo waral en face de Balla Gaye 2 ki la ko ne xam ne moom bërekat la te ba pare lu mu la wax ay at ci ginnaaw ay combat yu bëri day jox àpp ñi nga xam ne ñoom la
te bu leen joxee ñaari minutes supposons ñaari minutes yooyu bu jotee da leen di fekk ji te ku mën a bëri la ku mën ku am stratégie de lutte la. merci Abdoulaye Faye ci analyse bu pertinent bi ñu defal léegi xanaa ñu jàll rek ci suñu chroniqueur Alassane Ndiaye Alassane nu nga gisee vidéo bi jàll léegi par rapport ak ñaari bëri. waaw Soxna Aïcha nuyuwaat naa la bu baax a baax di rafetlu aussi xalaat yi nga xam ne moo jëppee ci sama naataango bi di sëñ Abdoulaye ma koy rafetlu bu baax mu nekk aussi ay xalaat aussi yu rafet yu am solo nag lool. vidéo bi nag ñun ñëpp seetaanandoo nañ ko mu nekk vidéo nag ba am solo te ku ne xam ne ñaari mbër yi Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux dañuy ay mbër yoo xam ne mbër yu am fit lañ mbër yu ñeme li ñuy def lañ mbër yu bëgg li ñuy def lañ mbër yoo xam ne aussi ragaluñ li ñuy def. te aussi ci biir wax yi Gris Bordeaux donc da nga koy sentir mu ne Balla bi yoon du ma ko may dara donc boo dégluloo bu baax a baax donc day wane ne Gris am na lu mu mayoon Balla parce que Gris dafa fu ñu ko xamee mën a dóor loxo bi macha allah dafa am foofu lañ ko xamee par rapport ak tànk yi te bu waxee na Balla am na lu ma la mayoon ça veut dire que moom ci forum am na lu mu mayoon Balla ci forum moom donc ça veut dire Balla da ko fekk si woon ci forum pour jouer ak moom ci forum donc ça veut dire que loolu mu ko mayoon noonu ndax da ko koy mayaat loolu question bu ñu war a poser la mais aussi ndax Balla tamit loolu nga xam ne moom la ko Gris mayoon ndax tamit du tomb ci piège bi mooy Gris woo ko ci xeex moom mu ñëw ci xeex ba fekk si ko Gris daal di wóyale ndax gis nañ combat yu bëri yoo xam ne fii jaar nit da nga koy woo ci xeex nga ñëw xeex ak moom ba pare nga cuqu ko mu ñëw xeex ak mais da ngay gis benn moment day changer combat changer beneen stratégie. donc merci Alassane merci Abdoulaye Faye ci commentaire ak analyse bu am solo bi ngeen ñu defal léegi xanaa dañuy jàll rek ci suñu deuxième rubrique mu nekk ñu war ci waxtaanee palmarèsu Balla Gaye ak 3 dernières victoires yi nga xamante ni am na ko ak 3 dernières défaites yi nga xamante ne aussi moom la mujjee am donc ñu bàyyi rek Abdoulaye Faye mu defal ñu présentation bi. waaw soxna Aïcha palmarès su Balla Gaye mën nañ wax ne mi ngi ko door ci atum 2005 la njëkk a bëree li nga xam ne mooy combat am contre Samba Lawbe bu ñu xoolee ci palmarès bi am na 26 combats 21 victoires 5 défaites yoo xam ne moom Balla Gaye 2 am na ko buñ dikkaatee nag ci ñi nga xam ne ñoom la jot a bëreel moom Balla Gaye 2 ci niñ ko waxee woon rek ci ndorteel ba moom Samba Lawbe la njëkk a bëreel ci 2 janvier 2005 ñaareelu combat bi mu ngi dox ci digganteem ak Dame Kandji li 16 janvier 2005 foofee ci Amadou Bari Papa Sow la ci teg moom moo nekkoon ñetteelu combat bi le 5 février 2005 Bounon moom la daal di bëreel le 17 février 2005 foofee ca Amadou Bari ba tey Mame Gor Diouf la ci daal di teg le 19 juin 2005 Mame Gor foofee ca Iba Mar Diop Saloum moom la ci daal di teg moom Balla Gaye 2 da ko daal di daan foofee ci Stade Assane Diouf 2005 la woon ba tey ba ci Seras moom itam daan na itam Boy Sey ca 30 juillet 2006 daan aussi ki nga xam ne moom mooy Coly Faye daan na aussi ki nga xam ne mooy Ousmane Diop mu nekkoon combat bi nga xam ne tey jii nii dafa nekkoon doon jàkkaarloo ak technicien combat boobu nag mi ngi nekkoon le 13 mai 2007 daan na aussi ki nga xam ne moom mooy Issa Pouye moom la ci teg mu nekkoon combat bu am solo combat bu intéressant moom Issa Pouye loolu 2007 la xewee woon daan na aussi Mbaye Diouf bu Fass daan na aussi Tyson Junior ndem si yàlla si moom mi nga xam ni le 3 mai 2009 la ko daal di daan le 4 mai 2008 plutôt daan aussi Moustapha Gueye mi nekkoon deuxième tigre de Fass loolu mi ngi ko daanoon le 3 mai 2009 tout juste avant ki nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye di bàyyi làmb ba mu jógee ci Moustapha Gueye nag ci la daal di daje ak ki nga xam ne mooy Modou Lo mu nekkoon seen premier combat le 1er mars 2010 bu fekkee Demba Diop teg ci Baboy ba mu jógee ci Baboy nag daal di ñëw daan ki nga xam ne mooy Tyson après mu daanee Tyson nag ci 2012 mu ñëw daan ki nga xam ne moom mooy Yaxya Diop Yékini nekkoon roi des arènes ci 2012 boobu nag ca la daal di doone moom doomu Double Less bi li nga xam ne moom mooy roi des arènes mu nekk mën naa ne ci génération moom moo ci njëkk nekk ki nga xam ne moom mooy le roi des arènes bañ foo jógee itam nag jóge na foofu daal di ñëw daje ak Tapha Tine daan ko bi mu jógee foofu itam daje na fi ci diggante bi ak Gris Bordeaux le mars 2018
ba mu fa jógee daal di am Modou Lo 31 janvier la ko daal di daan mu nekk seen deuxième combat loolu moom moo nekk ci palmarèsu Balla Gaye li nga xam ne moom mooy ndam yi moom mooy 21 victoire yi ci défaite yi nag Issa Pouye moom moo ko njëkk a jox défaite loolu ci atum 2006 la woon waaye ñaareelu défaite tam kan moo ko jox Eumeu Sène loolu 2009 la woon ñetteelu défaite Bombardier ci atum 2014 boobu lay ñàkk li nga xam ne moom mooy roi des arènes bi gannaaw ba mu daanee ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine ñeenteelu défaite tam ku ko joxaat Eumeu Sène moo ko joxaat mooy wane ne ñoom ñaar bëri nañ 2 fois Eumeu Sène daan ko ñaari yoon Bombardier la daal di mujj bëreel ci 1er janvier 2022 bii nii moom nag Bombardier daal di koy daan foofee ca arène nationale ba nga xam ne fa la war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux loolu moom moo nekk li nga xam ne moom mooy palmarèsu Balla Gaye. merci Abdoulaye Faye ci rappel bu ñuy defal ci palmarès bi waaye tamit ci victoire yi ak défaite yi nga xamante ni Balla Gaye def na ko yaakaar naa def nga benn rappel bu baax par rapport ak jaar-jaaru Balla Gaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup Abdoulaye Faye ci analyse de qualité bu am solo bi ñu defal par rapport ak palmarèsu Balla Gaye 2 waaye tamit victoire am ak ay défaite am yi nga xamante ni moom la mujjee am yaakaar naa ne defal nga ñu rappel bu am solo donc sans plus tarder ñu jàll ci Alassane Ndiaye rek mu defal ñu moom tamit analyse ci Gris Bordeaux par rapport ak palmarès am waaye tamit 3 victoires yu mujjee am ak tamit 3 défaites. waaw soxna Aïcha maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax donc kii di Gris Bordeaux buñ dikkee ci moom nag mu nekk ndaanaan boo xam ne nag yàgg na dugg ci combat yi donc di am ay victoire di am aussi ay défaite mu victoire am nag mu toll ci mboolem combat yi mu am nag mu ngi toll nag ci 22 combat loo xam ne nag 11 victoire la ci am 9 défaites ak ñaari verdict ñaari sans verdict ñu baal ma donc 11 victoire yi mu am donc moom Gris Bordeaux donc c'était en 1999 mu ngi daanoon ki nga xam ne moom moo di Samba Diagne ca Waalo mu daan aussi kii di Mbaye Diouf donc daal damit ki nga xam ne moo di Mbaye Dione daan ki nga xam ne moo di Antoine Bakhoum daal di daan ki nga xam ne moo di Khadim Ndiaye 2 daal di daan ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mi nga xam ne moom it am na ñëwaat ci moom daal di daan ki nga xam ne mooy fi ndem si yàlla si Tyson Junior daan fi ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 1 daan fi ki nga xam ne moo di Bombardier daal di daan ki nga xam ne aussi moo di Baye Mandione daal di daan ki nga xam ne aussi moo di Tyson Mohamed Ndao donc 9 défaites yi nga xam ne am na ko muy ñi nga xam ne ñoo ko daan Samba Diagne ñu aussi moom it daan na ko ki nga xam ne moo di Abdou Diouf moom it daan na ko ki nga xam ne mooy kàdd gi daan na ko ci diwaanu Iba Mar Diop ki nga xam ne moo di Baboy daan na ko ki nga xam ne moo di kii Yékini daan na ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux Eumeu Sène moom it 2011 daal dinay daan ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux Modou Lo mi nga xam ne jamono ji mooy roi des arènes moom it daal na daan ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux daanaat ko aussi encore en 2016 donc si seen ñaareelu combat Balla Gaye 2 mi nga xam ne moom la war a dajeel le 7 bii nii moom it daal di koy daan mu nekkoon dernier combat ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux ñaari sans verdict gi nag mooy ki nga xam ne moo di bi mu dajee ak Samba Diagne c'était le 11 février 2001 donc mu di sans verdict ak ki nga xam ne moo di Baye Mandione mu nekkoon aussi le 29 février 2004 ñaari combat yooyu mooy ñaari combat sans verdict yi Gris Bordeaux boo xooleen lépp mu nekk ci 22 combats yi nga xam ne Gris Bordeaux daa koy bëre ci depuis mu commencé ci arène bi. donc voilà mbokk yi gis nañ confrontation bi Balla Gaye par rapport ak 3 dernières victoires yu mujjee am ñu bàyyi Abdoulaye Faye rek defal ñu ci commentaire. waaw commentaire bi ma ciy def rek mooy 3 dernières victoires yi gis nañ ko bokk na ci Issa Pouye boobu nga xam ne combat bu am solo la woon ndax Issa Pouye tolloon na foo xam ne moom itam ci carrière am pratiquement mbëri yu bëri ñu mbokkal génération laale nañ mais boo xoolee ci combat bi ni mu fa demee nga xam ne kii di Balla Gaye de mayil benn yoon Issa Pouye mu daal di essayer li nga xam ne moom mooy bëre moo xoolee daf ko topp rek sëkkatal ko ba nga xam ne tey jii nii dafa am bunt bi mu amee nag bunt ci moom Balla Gaye de ci la daal di daan jël bu set wet ci ki nga xam ne moom mooy Issa Pouye beneen combat bi nga xam ne moom Balla Gaye am na ci ndam mooy combat moom ak Yékini nag mën nañ wax ne boobu la njëkk a dégg li nga xam ne mooy muñal ca la ki nga xam ne mooy Balla Gaye de jële woon li nga xam ne mooy roi des arènes loolu c'est atum 2013 la woon mu nekk moment boo xam ne moment de consacration la woon pour Balla Gaye de pour de confirmation wane ne moom kat ndaw la boo xam ne tey jii nii toll na fi nga xam ne fa la Yékini tolloon ci ay moment loolu boo xoolee xool combat bi ni mu fa demee tey Yékini dafa meloon ne kuy bëre ak moroomam mais en réalité boo xoolee ci at
soo xoolee physiquement aussi itam Balla Gaye 2 daf ko gënoon a pare moo waraloon action yu bari nga xam ne Yékini doon ko tenté ba ci niñ koy daanee sax boo xoolee Yékini moom moo ko doon bëgg a takk di ko bëgg a galgal par kii nga xam ne mooy Balla Gaye 2 def benn pas en arrière ci la ko daal di moom itam daal di woyale boo xoolee noonu la combat bi demee. beneen victoire bi mooy sur Modou Lo boobu nag c'est extraordinaire boo xoolee victoire boobu noonu dañu demoon ba benn moment dañu naan Modou Lo moo nekk favori parce que moment boobu ci la Balla Gaye 2 nekkoon ci moment bu xaw a critique ci carrière am en tant que lutteur mais wone na suprématie am devant ki nga xam ne mooy Modou Lo boo xoolee ci la mayu ko dara ba boo xoolee physiquement sax dafa gënoon a pare Modou Lo te am na position boo xam ne bi mu fa nekkee mooy position bi nga xam ne dafa xaw a mel lu boof ci kawam moom ki nga xam ne mooy Modou Lo mënul benn yoon génn ci boobule combat moo waraloon mu mujjee ni mu mujjee ba ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 am ndaw ci kaw ki nga xam ne mooy Modou Lo mu nekk victoire boo xam ne victoire de confirmation la xanaa rek di ci teg ñetti défaite yi nga xam ne moom Balla Gaye 2 daal dina koy enregistré benn bi ci kaw Eumeu Sène la beneen bi ci ki nga xam ne moom mooy Bombardier mu nekk ay combat yoo xam ne combat la boo xam ne boo xoolee physiquement Balla Gaye 2 n'était pas prêt et aussi mentalement n'était pas prêt boo xoolee itam ci sur le plan sanitaire n'était pas encore prêt boo xoolee moom ak Bombardier bi poids bi mu indi nekkuloon poids normal bu ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo ko empêché mu war a bëri ni mu bëree te boo xoolee kii di Bombardier daf ko taxaw rek di ko xaar parce que puisque moom moo féete mag te man Balla Gaye 2 jamono jooju toll na foo xam ne tey jii nii dafa waroon a jëli ji li nga xam ne moom mooy revanche am ci kaw ki nga xam ne moom mooy Bombardier ñu fàttali rek moment bi nga xam ne combat bi di am fekk na Bombardier moom ñàkk li nga xam ne moom mooy roi des arènes bi loolu moom waral nag fi mu toll nii combat boobu mu demee ni mu demee mais amoon nañu njort ne dañu yaakaaroon ne kii di Balla Gaye 2 moom mooy diriger le combat mais boo xoolee ñoom ñaar ñëpp dañu ne taxaw sëmm kenn fekke jiwul moromam mu waral combat bi mu mujjee ni mu mujjee muy défaite boo xam ne tey jii nii amul kenn koo xam ne daan nga ci morom lu dul ci ay li nga xam ne moom mooy avertissement beneen combat wu Balla Gaye 2 bi nag bi nga xam ne dañ ci war a prêter attention mooy contre Eumeu Sène boo xoolee amul benn bunt bu ko Eumeu Sène ndax da ko pare ci xeex da ko pare aussi ci bëri loolu moo waral mu demee ni mu demee ki nga xam ne nag moom mooy Balla Gaye 2 bi mu nekkee ci position de faiblesse nga xam ne dafa won ginnaaw ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène ci moment boobu nag daf ko doon kor teg ko ci itam bu mu ko koree ba xam ne daal kii nekk na ci foo xam ne boo ko buuxee mu daanu ci la amee ndam mu def 4 appuis làmb ja daal di fay tëre loolu moom moo nekk li nga xam ne mooy ñetti combat yi nga xam ne mooy mujj yu Balla Gaye 2 am défaite waaye tamit ak yi nga xam ne am na victoire yu xam ne war nañ ko mën a analyser xam li nga xam ne mooy force et faiblesse de Balla Gaye 2 physiquement Balla Gaye 2 bu paree mën na sonal adversaire am mais physiquement bu parewul mën na nekk benn gâteau boo xam ne ci adversaire am mais boo gisee forme bi mu indi pour le moment da nga naan bokkul ak forme bi mu indi woon contre Gris Bordeaux contre autant plus pour moi contre ki nga xam ne moom mooy Bombardier waaye tamit bokkul ak forme bi nga xam ne moom la indi woon contre Eumeu Sène moo waral combat bi dana nekk combat boo xam ne combat bu am solo lay doon ci carrière ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2. waaw ñu ngi lay jaajëfal Abdoulaye Faye ci analyse bi ñuy defal xanaa rek ñu jógal Alassane Ndiaye moom tamit mu defal ñu commentaire par rapport ak ki nga xamante ni moo di Gris Bordeaux. voilà Soxna Aïcha ñu ngi leen nuyuwaat bu baax jaajëfal sama naataango bi Abdoulaye Faye ci mbër boobu nga xam ne moom la di leeral bu baax mu di Balla Gaye 2 day ñëw na ci nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux nga xam ne nag moom moo di adversaire bi mu war a bëreel ni ki le 7 bi Gris nag ku ne xam ne ay combat am na combat yu métti lay doon dañuy bàyyi ñu seetaan tuuti après ñu daal di ñëw nag ci commentaire yi. voilà mbokk yi kon ñoo seetaandoo combat yu xam ne mooy Gris Bordeaux mi 3 dernières victoires ak 3 défaites yi nga xam ne moom la mujjee enregistré durant que muy bëree bi ci njëkk nag muy ak diggante Eumeu Sène nga xam ne nag moo nekk nii ñuy gis nii diggante combat boo xam ne nag combat bu tàng jër la ndax combat la boo xam ne xeex la ba mu jeex tàkk xeex bi nag li muy bëri mooy que Gris point fort moom mooy ki loxo la. par rapport ak tànk yi Gris li nga xam ne mooy point fort moom mooy tànk yi loxo yi ñu baal ma loxo yooyu nag moom la utiliser par rapport boo xoolee nag li nga xam mooy combat bi nag xeex bi yéen a koy gis xeex bi métti woon lool takkar naa si ba bëgg a dee mais nag li ngi métti mooy que li mu xeex dominer combat bi yëpp moom dafa mujjee am défaite man la koy waral nag dinañ ci ñëw ci kanam ci diggante mag Modou Lo
aussi boo dee xool ak digganteem ak Yékini boo dee xool défaite yi mu enregistré foofu tamit même chose la parce que Gris day dóor yoo xam ne ay direct la Gris du dóor mooy Gris moo di mbër boo xam ne yow 5 dóor boo dóor moom benn dóor moom mooy équivalent sa 5 dóor la koy waral nag moom du dóor yoo xam ne moom du ko sànni muy dem en l'air parce que dóor day dal te fu mu dal fu ne dafay marqué loo xam ne lu am puissance lay doon mais nag lan ma waral nag ñetti combat yi Gris di xeex bu métti ba pare di ñàkk combat yi muy contre Eumeu Sène contre Modou Lo ak contre ki nga xam ne moo di Yékini la ko waral nag mooy di ci sama gis na sama xalaat mooy que Gris dañu mbër moo xam ne mën na xeex macha allah mais les problèmes mooy du calcul parfois bu tàngoor yaram ba jugee du calculer parce que mbër yi mi dajeel parfois dañ koy mettre attention cuq ko ci xeex ba moom mu xeex mais xeex ba lay problème ba mooy que moom buy xeex day xeex ci kaw fàtte ne mbër mi bëri parfois day ne ci suuf ndax boo xoolee diggante moom Modou Lo day dóor Modou Lo nga gis ne Modou Lo ci suuf la ne di cos mel ni kuy bëgg a jël tànk yi loolu la koy waral nag mooy parfois moom mu ngi dóor ci kaw mais calculé wul ne Modou Lo mu ngi cherché tànkam ni ba gis nga nag fa ba 4 appuis yam fa enregistré yooyu yëpp dafa ñàkk am calcul diggante mag Yékini aussi même chose ndax dafay xeex di xeex topp xeex ba fàtte calcul bi nga xam ne moom la Yékini doo kan calcul parce que Yékini kuy bëri moom da nga xam ne da nga war a def nag dal ba 4 appuis yam fa am foofu tamit même chose dafa topp xeex ba fàtte na aussi bëri te dañ na bëri moom xeex la mais aussi bëri bi ci la bokk diggante mag Eumeu Sène aussi bon combat bu métti la parce que combat bu tàng jër la xeex nañ soo joxe nañ à fond wax dëgg yàlla ñaari mbër yëpp mais dañuy dem ba ca pandaw ga nga gis nañ ñi ñoom ñaan ñëpp joxe nañ énergie bu bëri foofu nag la bëri di feeñee te boo déggee ñu naan bëri nag dóor la aussi mais aussi ak bëri bi mais moo tax ci diggante mag Eumeu Sène dafa feeñ ndax bu ngeen xoolee diggante moment bii nii fii Eumeu jàpp na ko Eumeu toppatu xeex moom aussi xam na ne point forum xeex la amatul opportunité xeex yéen a ngi gis occasion bi donc moment boobu noonu Gris moom amatul opportunité pour bëri parce que point forum xeex la alors que Eumeu ñun dajal fii nii dafa nekk mbër moo xam ne moom day chercher bëri moom loo ko mën a dóor day chercher bëri moo tax gis nga plaquette bi mu ko plaquette foofu daal di taf tànk daal di ko buuxaaleeg moom daal di ko daan ci jël boo xam ne amul benn werante bu dikkee nag ci victoire yi nga xam ne nag moom la Gris Bordeaux daal di enregistré ci 3 dernières victoires yi contre Bombardier contre aussi ak Baye Mandione ak contre aussi ki nga xam ne moom moo di Mohamed Ndao Tyson nekkoon fi nag leader génération bul faale defi aussi jaloore bu mat sëkk moom Gris Bordeaux nag victoire yi mu am boo lay xool aussi ci xeex la ko amee à la plupart parce que contre Baye Mandione dafa xeex ak Baye Mandione donc ñu xeex ay dóorante yu mitti waaw ku dàq dóor sa moom nga ne kii la mais fa mujjee nag mooy Baye Mandione dafa dem ba benn moo dafa kaawo loolu la muy tekki nag mooy Gris la ma waxoon sànq benn dóoram bu la ko dóoree day mel ni yow sa juróomi dóor parce que moom dóoram déjà ci point la koy dóor mais bu la ko dóor day xam fu baax ne fii la war a dal bu la ko tegee rek mooy day egg kaaw moo tax gis nga Baye Mandione dafa war a def kaaw ba bi mu defee 4 appuis jugaat na pour dàq ji Gris Bordeaux mais dafa mujj daanuwaat loolu nag mooy kaaw bi digganteem ak aussi Bombardier aussi dafa xeex ak moom donc xeex bu métti xeex bu takkarnaaseel donc Bombardier aussi topp xeex bi mais benn moment aussi mu daal di ko njuy Bombardier moom it daal di wàcc def aussi li nga xam ne moo di 4 appuis diggante mag ki nga xam ne nag mooy Tyson aussi xeex la donc Tyson aussi nekkoon mbër mu mën a bëree mbër mu am relance mbër mu aussi bu mën a dóor mais Gris moom it nekkoon ci diggu dooleem boobu bokk teg si ne jamono jii nii Gris nag moment boobu nag dafa toppoon xeex moom aussi doon xeex Tyson fekk si ko ci ñoom ñaar ñuy xeex ba nag daal di ko ci jural ndam loolu lépp li muy tekki rek muy Gris li nga xam ne mooy point fort am moom muy dóor par rapport ak na tànk yi Gris point fort am dóor la mu ay dóoram te xam nga moom geste yi muy def boo ko xoolee digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène am na benn moment dafa mel ni ku nekk ci boxe nga gis geste yi muy def ak mouvement yi muy def loolu da lay wan ne kii dafa maîtriser dóor dafa maîtriser xeex te moo tax moom ku mu bëreel doo nelaw ndax dañ ñëpp dañu xam ne kii xeex la mën moo tax ku koy bëree ci moment boobu da ngay préparer lu mën sëkk donc ci dajale daal ci tënk loolu lañ fi mën a wax ci ñetti défaites yi nga xam ne enregistré na ko ak ñetti victoire yu mujj yi nga xam ne enregistré na ko donc ci point fort ci boo tënkee mooy xeex bi nga xam ne moom lay xeex boxe bi mu nekk loo xam ne daf ko maîtriser lool te aussi Gris bu ñu fàtte gauche droite la ni gauche bi demee noonu lay droite bay demee donc Gris nag li muy bañ angle bi mooy angle moom boo ko tëjee pour mu dóor la ça cause problème parce que boo dee xool contre Eumeu Sène combat bi li tax mu métti mooy Eumeu tànk ba mu ko tegal la parce que Gris la plupart bu la tegalee droite bi yow boo ko tegalee opposant bi donc bon bu nga tegal ko gauche boo du am day am problème pour dóor la parce que angle bi dafay tëju mais bu fekkee dafa la tegal droite yow mi ngi jàkkaarloo nga teg aussi même pied bi ba baaw yow da ngay nekk en face ak moom day am angle bu bëri pour di la dóor moo tax boo dee xool contre Eumeu bu dóor day dal
bu dóor nag dafay daal ëmma moo tax day sonn foofu loolu aussi lu jar a bàyyi xel la donc ci tënk daal loolu lañ fi mën a ramasser soxna Aïcha ma lay jaajëfal bu baax a baax. merci Alassane Ndiaye dafa mel ni expert nga ci combat yi. waaw macha allah ñu ngi lay jaajëfal ci analyse bu am solo bi ñu defal par rapport ak victoire ak défaite. donc voilà mbokku téléspectateurs yi ñu ngi ci dernière partie émission bi donc ñu bàyyi rek suñu ñaari gan yi defal ñu analyse bi nga xamante ni mooy dernier combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye. waaw soxna Aïcha seetaan nañu combat bi ñoo ko gisandoo mu nekk seen njëkkeel première fois ñuy daje ñoom ñaar boo ko seetaanee aussi da nga xam ne ñoom ñaar ñëpp bëri nañ. mais man combat bi li ma ci gis mooy Balla Gaye moo jël les initiatives mooy attaqué mooy dóor ci kaw waa ji mooy song mooy def lépp certes am na benn moment Gris Bordeaux mi ngi bëgg a rek riposte bi boo seetaane làmb ji nga xam ne doole doxu yamul woon donte combat bi ci ay avertissement la mu ngi jeexee mais man jàpp naa ne combat bi moom y avait pas photo entre les deux lutteurs certes lenn rek moo ci manqué woon mooy jël mais moom ku gisoon Balla xam ne combat bi moom da ci pare woon da ci jëloon engagement te aussi moo doon attaqué tout le temps jëm ci ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux. jërëjëf Abdoulaye Faye ci commentaire bi ñu defal ci Balla Gaye xanaa rek dañuy jàll ci Alassane Ndiaye moom tamit mu defal ñu analyse am ci Gris Bordeaux. waaw soxna Aïcha donc ñu ngi jaajëfal bu baax a baax donc Balla Gaye 2 Gris Bordeaux daje woon nañ fi laale woon nañ fi ku nekk it xam nga kan mooy sa morom te bu ñu xoolee mbëri ñoom ñaar biñ dajee woon métti woon na ci de part et d'autre parce que nag quand même bu ñu ne Balla moo comme sama naataango bi ñu wax ne Balla moo jël les initiatives mais aussi bu fekkoon ne Gris bëreewul kon combat du am ndax bëre bi ñaar koy seet quand même te Gris nekk na mbër boo xam ne te aussi dafa feeñ ndax koo xam da nga ko magee 10 ans seen doole mënul yem mais parce que dafa am expérience Gris expérience bi am moo ko génne ci combat bi boo taxatul expérience boobu kon mën na ci am kaaw parce que Balla xam na ne Gris moo ko dàq dóor xam na ne Gris moo ko dàq xeex donc xam ba mu xamee loolu il faut mu jéem a dox ci kaw cerveau Gris bi pour que gaaw waaxu ne xam accélérer grand bi xam nga commencé dóor 1-2 commencé saaxe mais waa ji xam na ne kii boy la kii moo gën a féete ndaw donc mu du asaaloo combat am il faut moom te mu dal daay teey donc dal ba mu teey boobu expérience boobu mu am ak lecture de jeu bi mu am moo tax saa yu Balla dóoree moom dina def tout ba du kaaw parce que gis nga Balla doon def tout 1-2-3 mu attaque 1-2-3 mu attaqué mais moom xam na ne Balla mi du ko may jàmm donc xam ne bu defee lecture boobu nga xam ne kii boobu da koy gën accéléré il faut moom expérience bi jot a am xam nga ce n'est pas pour rien moo tax ñu def ko tigre de face donc tigre de face du nga jox mbër mu ndaw mbër mu mag ngay doon donc bu ñu dee ba egg niveau boobu il faut mu expérience moo ko ciy génne mooy nan la mën a def nag ba booy bi du ko kaawo nan la mën a def ba tenir match bi. waaw boo seetloo li ëpp ci commentaire support yi dañuy jàpp ni que Gris dóor la gën a mën te Balla Gaye moom boo xoolee mbër bu taxaw la moom dafa mën a bëri te buñ nee bëri tamit dafay baax nga am ay techniques yi nga xamante ni bu ko sa adversaire indee yow di nga ko mën a attan ba nga xamante ne di nga ci génn est-ce que jàpp nga ne loolu noonu du nekk avantage ci Balla Gaye. waaw xam nga mbër bu ne da nga am point fort loo xam ne sa fort la ñëpp dañuy xam ne lii sa fort la am loo xam ne nag sa faiblesse lay doon ñëpp dañ koy xam li nga xam ne moom moo nekk sa fort loolu da nga koy jël teg ko ci kanam mënoo ko jël teg ko ci ginnaaw du ma jël sama point fort di ko jël teg ko ci ginnaaw jël samay faiblesse naa dama koy teg ci kanam yow boo ñëwee dem attaqué sama faiblesse da nga may wàññi ci puissance bu bëri Gris ñëpp a xam ne à 90% loxo yi gën a baax tànk yi donc mbër moo xam ne nag loxo yi moo gën a baax tànkam kooku bii bëre loxo yi lay utiliser teg ko ci kanam mais cela ne veut pas dire que mënu bëre. mbokk yi ñu ngi ci jeexital émission bi xanaa ñu bàyyi suñu chroniqueurs yi rek laaj leen seen dernier mot Abdoulaye Faye combat bi ñu dëgg kan nga jàpp ni mooy daan ak nan lay daane. waaw man favori bi Balla Gaye 2 laa ko jox. te xam naa ne ci làmb lay jeexee te du yàgg. 2 minutes yi mu ko wax jox ko àpp boobu ci 2 minutes yooyu lay jeexee maximum 3 minutes. waaw. ok gone la ak mag. voilà donc wóolu nga ko bu baax. ah oui sûrement. d'accord. waaw soxna Aïcha moom mbër mi mooy daan wax
dëgg yàlla dina difficile lool 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 mën na mbir mi mooy daan ndax la koy waral nag wax dëgg yàlla ku jógee këram ñëw di guerre si ndam la bëgg de waaw kooku ndam la bëgg donc du mën a wax dëgg yàlla diw mooy daan dëgg moo neex yàlla ndax Balla nee na ko 2 minutes mais ndax 2 minutes dana ko tenir wala dana ko romb genre loolu pour xam nga mënuma ci wax mais du ma ne diw mooy daan mais lépp lu ma mën a wax daal mooy que ku xef ñu daan la waaw gëm naa dañ lay daan ak lépp lu ci mën a moom gëm naa combat bi ci bëri lay mujj incha allah. merci Alassane merci Abdoulaye Faye ñu leen di jaajëfal donc lu ci mën a xew rek dimanche soreetul yàggatul léegi ñu xam kan ñaari mbër yi kan moo ciy jël ndam li donc ñu amoon mbégte bu baax ci ànd ak yéen ci suñu première émission déchiffrage. voilà ngeen àndoon ci ak soxna Aïcha Rassoul Agne ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Faye nekk suñu journaliste ak tamit Alassane Ndiaye nekkoon suñu chroniqueur donc ñu ngeen di jox dig daje beneen yoon ak si beneen numéro défrichage merci au revoir.